Depuis la nuit des temps, le jeûne est une discipline religieuse prisée par les hommes, que ce soit pour une raison médicale, thérapeutique, physique ou spirituelle. Le jeûne a toujours occupé une place importante dans les religions orientales, transcendantales, polythéistes et monothéistes. Mais comment le jeûne est-il perçu? Comment est-il conçu dans la société sénégalaise? En cette période de carême qui bat son plein, nous nous posons légitimement la grande question suivante. Comment le chrétien doit-il jeûner? Élément de réponse ce soir avec mon invité, le pasteur Ahmed Fall. Bonsoir, pasteur Ahmed. Bonsoir, pasteur Pierre. Ñu ngi lay nuyu ci turu Seydina Isa Almasi bi maanaam Yesu Christa. Jërëjëf pasteur Pierre. Di la dalal bu baax di la wax vraiment dañoo kontaan ci sa invitation bi. Yoo xam ne na nga accepté suñu invitation ci émission bi Yesu Galsen. Di la gërëm bu baax ak sa njaboot ak sa liggéey bi ngay def ngir suñu réew mi Sénégal. Parce que Ahmed bëgg naa la may une minute ngir nga mën a présenté wu ngir ñu mën a xam bu baax te ñu lay déglu tamit suñu spectateur yu ñu lay déglu di la seetaan mën a gën a xamante ak yow maa ngi lay jox baat kàddu gi Pasteur Ahmed. Jërëjëf pasteur Pierre et di la sant di la gërëm ci sunu émission bi nga xam ne dalal nga ma ci ma am ci cër sénégalais bu nekk am ci cër. Man nag maay pasteur Ahmed Fall di doomu Sénégal juddoo Sénégal màggee Sénégal yaroo Sénégal di jàngee Sénégal dëkk fa itam samay waajur di ay doomu Sénégal samay maam itam di ay doomu Sénégal damay faral di wax ne am njàmbur laa ndaxte kooki mooy sunu cosaan dëgg la nag Dakar laa juddoo fa laa màggee fa laa jàngee ci banlieue bi ci Pikine jógee Pikine dem dëkk Géejawaay di ab pasteur nag ñu tàggat ma ci lu jëm ci liggéeyu pasteur ma tàmbale ko nag ci 1986 ba at bi ñu toll te maa ngi ciy wéy ba léegi ma nekk nag koo xam ne damay wax lu bari ci lu jëm ci kàddu sunu borom ci bible bi jaarale ko ci ay rajo yu bari am na ay rajo yoo xam ne dama seq ak ñoom kóllëre ba nga xam ne ubbil nañ ma seeni buntu ma mën a waxtaan yee nit ñi yeggee leen ci lu jëm ci sunu kàddu boroom am naa nag soxna am naa doom bari naa ay doom nag ndaxte boo xoolee Sénégal bari na ñoo xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ci gox-goxaan yi ci dëkku kaw yi ak dëkku taax yi ñëpp bàyyi lañ may woowee ndax kóllëre gi nga xam ne dox na ma sama digganteeg ñoom am naa ay xarit nag ci diine yépp yi nekk Sénégal damay demalanteeg ñoom ñuy ñëw di ma seet si may dem di leen seet si kon daal ci tënk loolu laa mën a wax mu jëm ci man pasteur Ahmed Fall maa ngi bokk ci njabootu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ. Amin, amin. Jërëjëf, pasteur Ahmed Fall. Merci beaucoup pour cette présentation. Pasteur, on va rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas, avec la thématique qui nous intéresse ce soir. Avec déjà une première question concernant le jeûne. Comment le jeûne est-il perçu? Comment est-il conçu dans la société sénégalaise? Vous êtes né au Sénégal, vous avez grandi au Sénégal, vous avez vécu au Sénégal. Comment le citoyen sénégalais, comment le religieux sénégalais, de manière générale, perçoit-il le jeûne? Merci beaucoup, pasteur, mais vous me permettrez de répondre en Wolof. Bien sûr. Parce que je suis plus à l'aise avec le Wolof qu'avec le français. Pasteur, da nga ma laaj ne ma Sénégal naka la ñu gisee koor wala boog naka lañ ko jàppee. ci njalbeen nga damay wax ne Sénégal dañuy jàpp ne dëkku diine la bari na nga ay diine yu fa nekk te li ma lay wax xam nga ko mbokk yi ñuy seetaan xam nañ ko nekkam nag Sénégal dëkku diine la te boo xoolee ci diine yu bari koor dafa bokk ci ponk yi
dafa bokk ci ponku diine kon koor ci Sénégal dafa nekk loo xam ne lu ñuy jox gëdd gu rëy la dañ ko jox gëdd gu rëy dañ ko gëm te bu yegsee boo xoolee ni dëkk bi di doxee boo xoolee ni nit ñi di doxalee nga xam ne kat ñi ngi ci jamono goo xam ne jamono gu wuute la ak yeneen jamono yi jamonoy koor Sénégal bu dee yow doxandéem nga da ngay soog a yegsi ci dëkk ba boo fa toogee ab diir muy benn bés ñaari bis da ngay xam ne kat dëkk bi am na lu fi nekk loo xam ne xëy na wuute na ak yeneen dëkk wala boog da nga seetlu ne am na lu xew ci dëkk bi ndaxte koor dafa nekk ci ponku diine ba nga xam ne jamono bu mu yegsee nit ñi dañ koy jox gëddam ba mu mat sëkk bu koor jotee da ngay gis ne dëkk bi dafay soppeeku xar kanam da ngay gis mag ak ndaw góor ak jigéen da ngay gis itam ne nit ñi day mel ne dañuy gën a delloo seen bopp ci yàlla sunu boroom ak diine bu ñu mënta bokk nag ak diine bu ñu mënta bokk da ngay seetlu loolu da nga koy seet ci jàngu bi da nga koy seet ci jàkk yi boo demee jamonoy koor da ngay gis day fees am na sax ñuy faral di tooñ naan bu koor jeexee nit ñi dañu war a wëy di dugg ci bërëbu jaamukaay yu sunu boroom nañ ko daan defee ci jamono koor gi léegi daal ci tënk dañuy jàpp ne Sénégal dëkku diine la moo tax jamonoy koor bu yegsee dëkk bi da koy yëg nit ñi dañ koy yëg da nga koy gis ci xar kanamu nit ñi da nga koy gis ci xar kanamu dëkk bi ndaxte dañu jàpp ne dëkku diine la da comme koor nag dafa bokk ci ponku diine yu bari nit ñi dañ koy jox gëdd ba nga xam ne moom moo war loolu laa mën a tontu ci laaj bi ma njëkk a laaj. waaw c'est vrai parce que wax nga dëgg koor gi dafa mel ni suñu gars yi doon ko fonk doon ko def ci xol bi ci seen xel bi boo nekkee ci benn kër sénégalais boo nekkee ci benn njaboot na ngay yëg ne ci dëgg-dëgg fii nit yi ñu ngi wóor mais parce que yow xam yaa ma ko gën a xam vous savez que le jeûne c'est pas simplement quelque chose d'extérieur c'est pas simplement une privation de nourriture et d'eau comme on le voit c'est pour ça on voudrait vous poser la question suivante qu'est-ce que le jeûne véritable le jeûne selon la parole de Dieu lan mooy koor gi loo xam ne yàlla suñu borom daf ñu ko jàngal ci biir téere mu sell yi waaw dañuy dellu ci téere bu sell bi dellu ci bible bi xool lan lañu yàlla suñu borom wax ci koor ndaxte nag bu dee da nga jàpp ne yow kat nitu diine nga da ngay def lu mel ne koor nga jàpp ne koor googu kat dafa bokk ci jaamu yàlla da nga war a dellu ci suñu borom xool koor googu naka la ko waxee ak naka la ko tëralee lan mooy koor mais balaa may wax lan mooy koor damay bëgg a dëggal ne bu ñu demee ci bible bi dañuy gis ne koor lu nekk la lu am la te yàlla sunu boroom daf ko mooñaale ci téereem bu sell bi daf ci bokk ñun ñi nga xam ne nag dañu bokk ci njabootu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ nga xam ne mooy sunu royukaay dañuy dellu ci moom xool ban gëdd la joxoon koor ndaxte boo demee ci Matthieu injil nga dem ci Matthieu xool ci saar ñeent xool ci aaya 2 nga dem itam ci Luk saar 4 ci aaya 1 da ngay gis ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ balaa muy tàmbali mission bi nga xam ne sunu borom daf ko sasoon jox ko la mu njëkk a def mooy dafa woor dafa dem ci mbanding ba fa nga xam ne amul dara yàlla sunu borom may na ma ba ma dem Israël ba gis bërëb ba nga xam ne fa la nekkoon toog fa di woor te sunu borom mi ngi ñuy wax ci téereem bu sell bi ne Yeesu Christ woor na 40 fan yoo xam ne lekkul naanul bible bi sax da koy gën a leeral danaan 40 fan ak 40 guddi maanaam 40 fan yu mat sëkk boo doon jël 24 heures ni koy wax tubaab di waxee yu mat sëkk 40 fan mu woor ko nekk ci bërëb boo xam ne boo fa demee tey jii boo fa taxawee lu day nekki waxtu da ngay sonn ndax ndaaj bu tàng
wante boo fa nekkee guddi nga nekk fa lu demee ni ki waxtu da ngay sonn ndax lan seddaay bu métti ñu ne nag moom toog na ci bërëb boobu woor ñeent fukki fan boobu mooy bi ci njëkk jàngale ne itam wax na ci koor ndaxte mës na wax ak ay taalibeem mu ne leen boo leen ni woor bu leen ko def ngistal wax na ko ci injil ci xaaj ba ñu jagleel Mark ci saar juróom-ñeent ci aaya 25 ba 26 mu ne boo leen ni woor bu leen ko def ne ngistal exact maanaam na nekk loo xam ne sa digganteeg sa boroom la kon koor mi ngi ñuy jàngal foofu ne la ci ñëkk mooy dafa nekk loo xam ne sa digganteeg sa boroom la du sa digganteeg nit ñi kon koor gi nga xam ne moo am solo bi nga xam ne moom la ñu war a wut moom la ñu war a gis bi nga xam ne moom la ñu Yeesu Christ jàngal mooy koor gi nga xam ne mooy bi ngi dox sa digganteeg sa boroom dem na sax ba ne booy woor na nga sol yére yu rafet na nga def laj kolong sa bopp amiin ba nga xam ne boo génnee kenn du mën a xam ne yow mii kat da nga woor kon loolu mooy lan loolu mi ngi ñuy jàngal ne koor boo ci nekkee da nga war a jiital ne kat yaa ngi koy def ngir sa boroom defuloo ko ngir nit ñi defuloo ko ngir ma sàmba defuloo ko ngir ma demba defuloo ko ngir ngistal yaa ngi koy def ngir sa boroom kon sunu boroom mi ngi ñuy jàngal foofu ne koor gi nga xam ne koor bu dëggu la ba mu bëgg mooy koor gi nga xam ne la nga ci jublu la ko sabab mooy neex sa boroom kon koor sa digganteeg sa boroom la te la nga ci war a jublu ni ñu ko bible bi jàngale mooy nga neex sa boroom wante pasteur ya mu ñu foofu dafa am leneen lu ñu bible jàngal ci koor mu am solo trop waxtaan bi mënoon na gën a yaatu nii wante nañu xool tuuti rek la nga xam ne moom la ñu sunu boroom wax ca Esaay mu jëm ci koor yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax naan ñu ca Esaay di ñu ko wax ci moom moo nekk ci kóllëre gu yàgg gi ñu koy wax ci nasaraan Ancien Testament ci saar 7 ci aaya 1 ba 9 lii la sunu boroom wax nee na bu ngeen di woor bu leen topp seen bakkan nee na koor gu ànd ak xuloo xiiroo ŋaayoo di jokkalante lu mel ne xeme kon mi ngi wax foofu diggante nit ak nit nga woor ba pare sa digganteeg sa dëkkandoo digganteeg nit ne yow neexul mi ngi wax ne moytu leen koor gu mel noonu moo tax mu ne koor gu ànd ak xuloo ŋaayoo ngay jokkalanteeg sa moroom lu mel ne xeme su ngeen bëggee seen ñaan àgg fa kaw yàlla su leen bëggee seen koor àgg fa kanam yàlla nii kon dégg nga wax bi yàlla sunu borom mi ngi ñuy won yoon ba nga xam ne fa nga war a jaar ngir sa koor nekk koor goo xam ne neex na ko nee na koor gi laa taamu mi ngi koy wax ci kóllëre gu njëkk gi Ancien Testament ci Esaay saar 7 aaya 1 ba 9 mu ne koor gi laa taamu yolomal leen jéng yu métti yolomal leen jéng yu métti fecci buumi nooteel afal ku diis dog lépp luy xeetu nooteel sedd ku xiif saw ñawm fat néew ji doole ji amul fu mu dëkk gis ku rafle nga wodd ko te bañ a nëbbu mbokk mu soxla yàlla sunu borom ne booy woor séntu na yu mel nii ci yow maanaam jiital na ay jukko koor gi nga xam ne sunu borom nangu na ko ci bible bi mooy koor gi nga xam ne dafay dàq lépp loo xam ne dafay yàq sa diggante sa moroom ne yow rax ci dolli nag muy xiir la ci ay jukko yu rafet jukko yu rafet yi mooy lan mooy bul teg kenn nootaange
bul teg kenn métit boo gisee ka nga xam ne amul nga séddoog moom ñam ba nga am ngeen lekkandoo ko ka nga xam ne rafle na nga may ko mu woddu te nee na bul nëbbu ka nga xam ne dafa soxla bul nëbbu ka nga xam ne dafa soxla kon ñi ngi gis foofu ne bible bi mi ngi ñuy wax ne kat koor goo xam ne àndul ak jukko yu rafet yoo xam ne danga koy jëmale ci nit ne yow koor googu sunu borom àndu ci maanaam bu dee da ngay woor ngir tax diine la rek bu waxtu wa jotee nga woor wante jukko ya nga xam ne ma nga woon ci yow te sunu borom bëgg ko jukko yooyu di wéy di nekk ci yow sunu borom nee na sa koor googu duma la ko nangul kon pasteur Pierre ñu gis ne koor du caageenu takk sa biir ub sa gémmiñ doo lekk doo naan bu doon lool rek mu yomb koor weesu na loolu sunu borom mi ngi ñuy jàngal ci téeréem bu sell bi ne koor weesu na xiif ak maral sa bopp am na leneen lu nekk ci biir loo xam ne moo ëpp solo fuuf moo tax mu ne man koor gi laa taamu yàlla ne man koor gi laa taamu ba pare nag limal ñu jukko ya nga xam ne nit ki nga xam ne day woor te bëgg koor googu sunu borom fay ko yëg ko jukko yooyu la war a am nee na su boobaa bu ngeen ma woowee ma wuyu bu dee yaa ngi woor dogu nekkat da nga ko def ngir sa borom nga ne duma lekk duma naan ci diir bii ba diir bale ba pare nga boole ci jukko yooyu nga xam ne sunu borom lim na ko nga jëmale ko ci doomu aadama na yow sunu borom ne kat boo ma woowee ma wuyu la boo ma ñaanee danaa la may danaa la déglu nee na boo ma woowee wallu ma ñëw wallu la amiin kon pasteur Pierre ñi ngi gis foofu ne koor kon boog bu dee dañ ko yemale rek ci diine ñu ne kat bu waxtu bi jotee danaa ko def danaa xañ sama bopp lekk ak naan ci diir bi ak diir bi ci waxtu bi ak waxtu bi wante dara soppeekuwul ci man ni ma doon doxalee nit ñi dara soppeekuwu ci maa ngi xiiroo maa ngi ŋaayoo maa ngi wéy di métital nit ñi maa ngi wéy di tumuraankel nit ñi maa ngi wéy di naxaate maa ngi wéy di nekk ci la ma doon nekk yàlla sunu borom ne koor googu bëgguma ko koor googu bëgguma ko kon ñu gis ne koor weesu na ñàkk lekk ak ñàkk naan rek bu doon ci ñàkk lekk la ak ñàkk naan rek kon dana yomb ma nettali le dara dama mës a dajanteeg benn français boo xam ne day liggéey ci benn télévision bu mag bu ñuy wax TF1 mu tudd ko ma dajeeg moom ci àllu Kédougou bi mu sore yàgg na jamono boobu defe naa 1986 la mu ne ma damay def benn reportage wante waaju kàccoore la mi ngi ànd ak benn soxna soo xam ne du soxnaam mi ngi ànd ak koo xam ne du soxnaam ñuy waxtaan mu fekk ma foofu ci dëkk bi benn dëkku Basari mu ne ma dafay defar reportage biir waxtaan bi mu ne ma moom bu dee dafay sóob ay reportage yu mel noonu ci liggéeyam la muy def dafay woor lu mu gàtt-gàtt fukki fan ma ne ko da ngay woor mu ne ma waaw ma ne ko waaw mais yow koor googu mu ne waaw damay toog du ma lekk du ma naan ndaxte bu ma wooree sama xel day gën a leer day gën a ubbeeku ba nga xam ne la ma war a bind ngir liggéey bi may def day yomb ci man day leer kon damay woor ma ne waaw kàccoor bu mel nii day woor mais koor gu mel noonu nga boolee ci lan ànd ak soxna soo xam ne du sa soxna ngeen nekkandoo nekkaale da tukki bokk benn néeg di tëdd guddi di tëdd bëccëg mu ne ma day koor woor gu mel noonu lan la ci sunu borom wax du ko nangul ki koy def ndaxte la mu ca rax sunu borom bëgg ko kon dañuy dellu ci lu ñu biibal bi wax ne koor du caageenu xiifal sa bopp maral sa bopp wante am na yeneen yoo xam ne bokk na ci yoo xam ne moo ëpp solo te sunu borom limal nañu ko ci téeréem bu sell bi ci bible bi ci bi ma la liiral jàngal léegi jërëjëf pasteur Ahmed lu nga wax ni am na solo te sénégalais yi war nañ ko déglu en particulier taalibe Yeesu koor dafa weesu bañ a lekk bañ a naan koor affaire xol la
yemul ci ay bañ a lekk bañ a naan toog sama kër di nelaw ba waxtu ndogu non kaddu yàlla bi mu ngi wax lu bëri te teral nga ko vraiment te ñu ngi lay sant bu baax ci loolu te di bëgg a dem ci dernière question bi loo xam ne mu ngi ci suñu émission bi nit yi ñu ngi wóor dañ koy faral di ko gis fii Sénégal on a l'habitude de voir des gens qui jeûnent mais c'est comme un fardeau, c'est quelque chose de pesant. À la limite, ils ont jeûné, mais en fait, ils ont jeûné par la force des choses. On les a contraints à jeûner. Comment, d'où la question suivante, comment est-ce que le chrétien peut jeûner sans pour autant que ça soit quelque chose qui pèse sur lui? Comment il peut jeûner pour que le jeûne devienne un style de vie naturel dans sa vie? jërëjëf pasteur Pierre bu ma déggee li nga wax mooy am na ñoo xam ne bu ñuy woor boo leen xoolee dafa mel ne ab métit la ab diis bu yen buñ leen teg. am na ñoo xam ne bu ñuy woor boo leen xoolee day mel ne mbir mi daal sababuñ ko dañ koy def rek wante ca dëgg-dëgg yeggul ci xol bi am na ñoo naka nag la ku bokk ci njabootu Yeesu Christ mën a di wooree ba nga xam ne day bokk ci dundam day woyof ci moom day yomb ci moom day bokk ci dundam waaw loolu sunu borom leeral nañu ko ci téereem bu sell bi ci bible bi ndaxte pasteur Pierre lépp mi ngi tàmbale ci lan mooy bëgg ba ñu bëgg yàlla sunu borom bëgg ba ñu bëgg Yeesu Christ lépp fa la tàmbalee mbëggeel googu mooy li nga xam ne moom mooy yombal lépp mooy tax ba lépp lu tegu ci sa kaw rek ndax sa boroom ndax Yeesu Christ day yomb ci yow wante bu dee dañ ko jàppee ne loo xam ne sunu boroom daf ko teg ci sunu kaw ngir métatul ñu mu nekk li tubaab naan charge ab loo xam ne dañ ko teg yen gu diis ci sunu kaw bu boobaa mbir mi day métti ci ñun wante bu dee lañ ci jublu yow mi nga xam ne da nga bokk ci njabootu Yeesu Christ la nga ci jublu mooy neex sa boroom neex Yeesu Christ bu boobaa mbir mi dana woyof ci yow te danga koy yàkkamti di ko def bu mu doon loo xam ne dafay bokk ci sa dund moo waral nga gis yenn nit ñi ayu bés bu nekk ñu woor ci benn fan ñaari fan am na ñoo xam ne weer bu nekk ñu woor ci ñeenti fan juróomi fan am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne altine bu nekk danaa woor ñii ne ajjuma bu nekk danaa woor ñii ne gaaw bu nekk danaa woor lu ko waral mooy bëgg bi ñu bëgg seen boroom ak jege bi ñu bëgg a jege yàlla mooy tax ba nga xam ne mbir moomu day bokk ci seen dund te day woyof wante koor boo ko jàppee itam ne lii kat ab yenn la bu jóge ci sa boroom diis bu boobaa day nekk loo xam ne boo ko defee tey doo ko tollamti wala da nga ko waaj bu baax da nga koy waaj bu baax ndax dafay diis ci yow moo tax ma wax sànq ne lépp a ngi ci sa digganteeg sa borom ak cofeel bi nga am ci sa borom ak bëgg xam bi nga ko bëgg xam ndaxte bu ñu fàtte ne koor itam bu jógee ci xol boo xam ne xol bu bëgg Yeesu la koor googu da lay dimbale ngir nga gën a jege sa borom nga gën a jege Yeesu bu boobaa da nga koy yàkkamti da nga koy bëgg da nga koy yàkkamti da nga koy bëgg te boo xoolee ci bible bi da ngay gis ay góoru yàlla yoo xam ne dañ daan dëkkee koor musuñu ci jógee dañuy wax sax ne am na benn jigéen boo xam ne mi ngi tuddoon Aan ci jamono yi Yeesu Christ ba mu juddoo kooku ndaw soosu dafa nekkoon ki nga xam ne ab jëtuur la jëkkëram dafa génn àdduna yàgg na ñu ne da doon nekk ci këru yàlla ga di jaamu yàlla naka la doon jaamu yàlla ci ay ñaan ak koor ci lool rek la nekkoon di ñaan di woor atam nag bari na woon lu tax mbir moomu yomboon ci moom lu tax mbir moomu bokkoon ci dundam mooy li nga doon wax sànq nekk benn style de vie dafa fekk dafa bëggoon boroomam gënoon a bëgg a jege boroomam loolu moo waral sax sunu boroom may ko mu teg bëtam Yeesu Christ teg na bëtam Yeesu Christ balaa muy génn àdduna ndaxte bañ ko indee ci kërug yàlla ga teg na ko bët
kon pasteur Pierre li ñu war a jàpp pour tënk wax bi rek mooy ñun ñi nga xam ne dañu bokk ci njabootu Seydina Issa almasi bi Yesu Christ ba ñu bëggee koor mu nekk loo bokk suñu dund duma la wax ne da ngay def 1 2 3 lii mooy règle yi lii mooy yoon bi ni nga koy jaare déedéet mbir mi fa mu nekk fa muy tàmbali mooy bëgg bi nga bëgg bëgg bi nga bëgg sa borom bëgg bi nga bëgg Yeesu bëgg bi nga ko bëgg a jege ndaxte koor dalay may nga jege sa borom dalay may itam nga dëddu àdduna dalay may itam nga mën a dëddu li nga xam ne mi ngi ci biir àdduna te mën na yàq sa digganteeg sa borom wala mën na ko gàllankoor man daal tontu boobu laa ci am man mi di wax ak yow maa ngi koy wax mbokk auditeurs yi di ko déglu ma ci sant sunu borom xëy na tey jii at yi moo bari wante dama daan def ayu bés bu nekk lu mu néew ma woor ci ñaari fan dama ko daan yàkkamti am na jamono joo xam ne sax dama delluwaat ci àllu Kédougou boobu fekk fa ci samay mbokk ci benn dëkk bu ñuy wax Ekes ñu dalal ma toog fa seen biir def fa koor goo xam ne 4 fukki fan la yu mat sëkk lekkuma naanuma lu ko waraloon lu tax mu bëggoon ko mooy bëgg bu ma bëggoon Yesu Christ gën ko bëgg a xam gën ko jege te pourtant jamono jooju ma doon woor foofu dafa fekk ne ñoom ay rëbbkat lañ dañ daan dem ci àll bi di jàpp ay kéwél di jàpp ay indi ndawal gu neex dem di indi lem ci biir àll bi wante doonu ma ko yëgal sama bopp ndaxte la nga xam ne moomu yitteloon mooy ma nangoo mar ma nangoo xiif jël sama xel jël sama bët jël sama xalaat sama xol lépp wekk ko ci yàlla ngir gën ko jege loolu daal laa mën a tontu ci gàttal ci laaj bi ma laaj pasteur Pierre. Merci beaucoup pasteur Ahmed jërëjëf. Merci infiniment pour la précision, la clarté, la profondeur, mais surtout le souci de la réponse biblique parmi toutes ces questions qui tournaient autour du jeûne. Je pense que Sénégalais, nous le déglu tey talibé Yeesu yi képp Sénégalais citoyen wala citoyen sénégalais bu la déglu tey dina gëstuwaat ci nu mu faral di wóor. dina ci am benn gis-gis bu bees xel mu sell bi dina ko leeral boole ko ci ak kaddu yàlla bi jërëjëf pasteur Ahmed ci sa tontu yi ni nga la bëgg a ñaan léegi comme émission bi mu ngi jeex nous rappelons que émission bi Yeesu Galsen c'est un regard chrétien évangélique sur le monde, sur la vie, sur l'actualité, n'est-ce pas? benn gis-gisu yàlla Yeesu jaarale ko ci suñu gëm évangélique bi jërëjëf pasteur Ahmed di la ñaan nga mën a tëj émission bi ak ñaan ñu denk lépp loo xam ne suñu auditeurs yi dañ ko déglu ci loxo yàlla suñu borom. Amin kon ñu def ñaan pasteur Pierre di la sant di la gërëm nang ci li nga ma dalal ci émission bi Yeesu Galsen. ñoo ko bokk ci Yeesu. yàlla suñu borom ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu Seydina Issa almasi bi Yeesu Christ mi nga xam ne moom nga samp muy buntu mucc muy buntu texe nga samp ko mu fesal sa yiw ak sa yërmande ci sunu biir di la ñaan nag nga barkeel auditeurs yi nga xam ne dañuy déglu wala seetaan émission bi ak yeneen émission yi nga xam ne ñu ngi koy jaaral ci Yeesu Galsen di ñaan sunu borom nga barkeel képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Sénégal rawatina ci jamono yi nga xam ne am na ñu jóg taxaw ngir xañ seen bopp lekk ak naan ngir gën la neex ngir gën la xam ngir gën la mën a topp ñuy ñaan nga barkeel ñooñu ñëpp ci turu Seydina Issa almasi bi Yeesu Christ di ñaan nga barkeel Sénégal nga saxal fa jàmm wàccee fa yiw ak yërmande wàccee fa naataange di ñaan nga teggil ñu mbas mi nga xam ne law na ci biir àddina di ñaan képp koo xam ne wopp nga wéral ko faj ko képp koo xam ne ñàkk nga may ko ba mu doy sëkk képp koo xam ne itam am na nga may ko xolub laa biir ba mu mën a séddoo ak ñi nga xam ne ñi ngi ci jafe-jafe te soxla nañu ñu lay sant di la gërëm yow ku baax ki yow ku tedd ki yow mi nga xam ne yaay sunu yaakaaru tey sunu yaakaaru ëllëg yow Yeesu Christ amin amin amin